Fatou Laye Mbaye Diop kii di Abdou Fati nga xam te ne mooy secrétaire général bu SELS authentique moom nga xam ne dafa ñëwoon bokk ci boobee rassemblement daal dina sàkku ci taskatu xibaar yi nag ñu booloo def seen kéem kattan ba li nga xamante ne moom moo di rek démocratie giñ ci bëgg naka lompoñal ci biir ëttum tasumkaayu xibaar yi ñu bañ ca egg ñu teewlu ko ak Fatou Laye Mbaye Diop ba léegi. principe organisation syndicale mooy solidarité. donc li ñu taxaw nii solidarité la wax leen ni ñu ngi seen ginnaaw ñun du ñu nangu ñu nasaxal ay bërëbu liggéeyukaay di nasaxal di noot ay travailleurs li ñu noot travailleurs yu Sénégal rek dafa doy ay mbaam la ñu def seen travailleurs yu Sénégal yi. donc ne travailleurs yi nekk fii des médias xam ne nous sommes avec eux avec les organisations syndicales de l'enseignement avec eux avec les centrales action boo leen mën a yëgal leen ñu ko ñu ànd ak yéen di wax ni également yéen journalistes yi tey. war ngeen xam ni vous êtes ni ñu koy waxee ci tubaab les derniers remparts contre la confiscation des libertés dans ce pays les derniers remparts contre l'expression démocratique dans ce pays donc yéen da ngeen am rôle bu fondamental. ci lu jëm ci wàllu woowu ba léegi Guy Marius Sagna moom daal dina ñaawlu rek la muy seen muy ñëw muy ay emploi yoo xamante ni bu ñu teelul jug ci lii dinañu ko daal di nag ñàkk fii ci groupe des médias ba tax na nee na nguur gi li ko war nag moo di daal di créer ay xëy waaye mbaa pour daal di yàq ay xëy ñu teewlu ko ci. katu des médias ñoo ñu fi indi ndaxte nag dañ koy faral di fàtte journalistes yi ay pères de famille lañu journalistes yi ay mères de famille lañu. journalistes yi ay soutien de famille lañu et que war nañ bàyyi xel ci loolu c'est vrai que dañ leen di gis ci plateau yi ñu maquiller leen ba ñu rafet ñu maquiller leen ba ñu yanj ñu ñuy bégal waaye nañu fàttaliku ne dépense daf leen war luwaas daf leen war et que lii nga xam ne mooy raam fii jëm ci des médias buñ ko seetaanee mooy lu ëpp juróomi téeméeri liggéeykat dina ñàkk seen emploi. ci wàllu woowu la ñuy desandi ak Fatou Abdou gis nga ko kon tey jii des médias woote wala sax société civile woote ñëpp ñëw teg seen bant ci say wi. mooy wane ne des médias wéetul ndax combat la boo xam ne dama wax ne combat bu légitime la boo xam ne liggéeykat yi ni ñu daan demee di tàllal ay micro yeneen liggéeykat tey yat bi suñu kaw la dal ndax tey ñun la ñu tàllal ay micro mais dafa am ñoo xam ne dañu taxaw ànd ak ñun xeex bi ñu leen di jaajëfal nag bu baax a baax ñu dippee ko organisation de la société civile ndax ne du tey rek ñoom la ñu mës a xeexal ay groupe mais yàgg nañu leen gis ci ay événement yoo xamante ne ay liggéeykat ñu lompoñal ay liggéeykat yoo xam ne dañu bëgg seen kaddu wala seen baat wala la nga xam ne moom la ñuy am par weer mu daal di nësax ñu taxaw kon nag ñun ñu def lu jaajëfal leen waaye jaajëfal bi it fekkuñu ci moom mooy dëkk li koy doxal moom mooy liberté d'expression liberté de presse te nësaxal ëttu taskatu xibaar dafa bokk ci li nga xam ne dafay delloo ginnaaw li nga xam ne moom mooy démocratie réew ma jàpp ne sitting bi nga xam ne amal nañu ko tey te ay mouvement organisation de la société civile ñëw jàppale si groupe des médias ci li nga xamante ne moom moo dal ci kawam mu doon loo xamante ne au moins dina éveil de conscience yi ñi nga xamante ne ñooy autorités yi ndaxte ñoom bu dee jafe-jafe ñoom ñu ko teg jafe-jafe boo xamante ne dañoo nekk rek ci bët guddi gu bët setagul ndax ñi nga xalaat ne inventaire la ñu fi def si saisine moo ci war a topp lu mu ci mën ci doon war na leen mën a yee ñu xam ne ay liggéeykat ñoo fi nekk ni ko Guy Marius Sagna waxee ni nga maquillé woon day xat yi taxaw noonu nga nekkee soutien de famille keneen ak keneen noonu la ko nekkee te lii nga xam ne moom la ñuy liggéey di ko yàgg jàmbatal ay liggéeykat noonu la ñu taxawee ñun tam am suñuy soxla ñaanuñu àbbuñu lebuñu dañuy liggéey ñu ñuy fay weer borom kër gi loolu la ñu séq ak moom te it loolu la ñu bëgg nguuru Sénégal li nga xam ne mooy rôle mooy préserver des emplois pas mu nësral emploi rawatina ba mu tegee 450 milliards de francs CFA ngir xëyu ndaw yi ay ndaw ñoo fi nekk yoo xam ne dañuy xëy ñu jàpp ne dina ko boole ci préserver les emplois yi nga xam ne ñu ngi ci groupe des médias. Alaaji jamono ju ñuy wax programme mu xëyu ndaw ñi ñu nar a nag nasaxal ay xëyu ndaw kon jàpp naa ne mbir mi li ñuy wax ne ci waxtaan lay mujjee yooyu waxtaan war nañ cee gaaw. ci waxtaan lay mujj bu ñu ko deful itam def lu kenn mus a def tëj télévision ci àdduna surtout ci Sénégal dafa xewi. ci lan ay fisc boo xam dafa lëndam benn télévision la ñu ciblé des médias doo nga nekk fi yeneen télé ñu ngi fi dama doon wax ni njort naa ne njiit réew mi yëgu ko mais ak ku mu man di doon. amoo sañ-sañ wala doole def kabal pour sàkkal pexe këru tasukaayu xibaar mi nga xam ne ay pères de famille mais surtout ay responsables ñoo fa nekk di liggéey redressement fiscal la ñu wax bokkul dara ak koo xam ne fayul impôt ñaar yu bokkul la mais loolu nag bu amee lu ñuy waxtaane la bu waxtaan bi xawee yeex nag ku nekk respecté procédure bi ak délai bi nga xam ne moom la bu fekkee amul nag ñu gis ni jaay doole am na ci waa société civile ñi nga xam ne féetewuñu ci wàllu politique parlowuñu ci wàllu politique daañu ñëw taxaw dénoncé ni hey li ngeen bëgg a def du yoon
parce que tëj média dafa xew benn ñaareel bi ci des ay pères de famille ñoo fi liggéey amoo leen droit xañ leen seen liggéey ñetteel bi ci des it nag mooy wax naa ko ci mbooloo mi sànq ma ni Ndeye Khady bi dama déggante ak Bouga mu ni maa ngi waaj a dem ci manifestation baa di nga dem man ko woon boo demee ci manifestation man du ma dem parce que bëgguñu li ñuy def mu laale daray politique dañu bëgg li ñuy def ñu xam ne ñun politique gu ñu tey politique gu ñu ëllëg mais nag dañuy xeex ba ci cëppaandaw ja ngir sàmm fi nga xam ni ci moom la dong la ñu am. pour di ci daane suñu doole di ci siturlu di ñu permettre itam ñu ci contribuer ci suñu réew ni muy doxee parce que réew bu am démocratie nekk république dafa soxla média dafa soxla communication moom la ñu yàlla nattoo ñu koy liggéeyee donc dañu war a contribuer ci ni suñu réew di doxee kon du ñu nangu ku ñu yàqal bérébu liggéeykaay boobu jot na nag. jot na yaa Khady ñu létt ñu mbaa ñu firi ñu tey la weer bi am fukki fan ak juróom-ñeent. bi ñu ñëwee inventé suñu kër gi ak léegi mu def ayu bis. nañ ñu létt wax ñu waxtaan wi toll mbaa ñu firi ñu parce que benn bis bu nekk dafa compter ci ñun te dafa am valeur te dañoo bëgg a xam suñu suba tànk bu ñuy feccee. Ndeye Dime Ndaw mu firi garam bu terewul mu doon soutien de famille. bilaay Ndeye Khady xam nga sama yaram dafa daw sànq bi ma gisee taskatu xibaar yi fees fi dell. mu fàttali ma jamono yi ci ma nekkee stagiaire Ndeye Khady nekk ci terrain bi nga xam da ngay def loo mën. ngir indi information bu wér te wóor te tey loolu dafa permettre. ku nekk ba Fongolimbi dafa permettre ku nekk ba dans les contrées les plus reculées du Sénégal ngay am xibaar te doo bouger mètre doo woote téléphone. donc encore une fois journalistes yi kenn amul seen fay. kon tey Ndeye Khady li ñëpp wax laay wax nañu ubbi compte yi ba pare des di waxtaan te encore une fois même waxtaan boobu sax dafa war a lalu encore une fois ci dëgg. parce que depuis boobu ba léegi borom kër gi taxaw na wax clairement te ñun ay nawleem lañ xanaa Ndeye Khady. nee na amelu leen dara. dem na ci plateau beneen nawleem muy Maïmouna Ndour Faye mu ne amelu leen dara. ba wane cutis ba wane ay cutisam. ba pare aussi tamit administration kër gi tamit ñëw fii rencontrer les travailleurs wax ni yore luñu leen dara kon man dama jàpp ba léegi si dama koy wéy di wax amaluñ leen dara jusqu'à ce que ñoom tey nañu andi ay firnde yuy prouver que ni ñun li ñu wax amul. gis nañ keroog tamit benn circulaire. xaw ma dëgg la xaw ma du dëgg. ñu wax ni impôt bi nee nañ lépp lu ñu expliqué amul wax nañ ni aussi ni inventaire bi c'est pas forcément que ni li ci topp mooy tey saisir matériel bi mais lu mu ci mënti am te doon wax nañu ni ñun ameel nañ leen ñun ñu bind leen. parce que Ndeye Khady bu ñu nee ñun sax dañuy fi lañu liggéey mais administration bi bind leen. mais ba tey tontuwuñu. loolu lan lay nirool lan lañ ko mën a jàngatee donc est-ce que tey acharnement bi nga xam ne ñëpp boobu ba léegi si ñi ngi jàpp ne loolu am na ci est-ce que tey loolu wéralu ko te tey combat bi dama gis ni combat wu démocratie sénégalaise la. parce que nag wax dëgg yàlla seetlu bi mooy ci nguuru Abdou Diouf ci nguuru Abdoulaye Wade ba ci nguuru.